mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon si Ngoné maa ngi lay ziar bu baax. di la ziar mboolem téléspectateurs yi nuyu Mouhamed. jërëjëf soxna Ngoné maa ngi lay dellu nuyu bi dellu ziar El Hadj Assane Gueye nuyu téléspectateur. ngeen ko seetloo ñu ngi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi ci plateau bi ci kanam tuuti moom la ñuy àndal ci ndorteelu xibaar yeeg xibaaru campagne bi li ko waral di campagne bi nga xamante ni ñë nga ca ngir local di élection gox-goxaat yi 2014 su ko weesoo dina ci bokk ci xibaar yi ndorteelu baccalauréat technique 2014 ndongo yi ña nga ca ci subaak léegi ñeenti junneeg téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci candidat ci mbooloom centre examen yu Sénégal wàllu xibaar dina ci bokk poste pesage bu Diamniadio noppi na ngir camion yi di wàccoog poids yi war ñoom nag rafetlu nañu ko sax borom camion yi ndax dañoo gis ne danger la ci ñoom surcharge gi leneen ci xibaar mondial bi ca Brésil Allemagne 4-0 la dóor Portugal Nigéria ak Iran nga ca jamono yi bu fukki waxtu jotee ci guddi Ghana dina daje ak États-Unis Mouhamed ni ko waxee xam naa yow la ñuy àndal ci xibaaru campagne bi maa ngi lay ziar fii léegi bàkk bi jëpp. jaajëf El Hadj Assane maa ngi lay delloo ziar gi dellu ziar ak nuyu téléspectateur u télévision Futur Média élection locale 2014 jëm ci waajal wootey locale yi 2014 29 juin la ci fàttali ñi ngi ci campagne bi door ko keroog gaaw ñuy ñëw ci candidat yi seen i yëngu la ñu koy njëkkee moo di lu aju ci njiital liste coalition joxante loxo jàmm gën ay mu di Diop si moom tey jii ci suba dafa xëy amal ab visite de proximité tukki nemiku jëmee ko ci fi nga xamante ne moo di Petersen yamu ci ne dem na ci fi nga xam ne fa la ñu recaser marchand ambulant yi ba mu fa demee gisee na ak ñoom am na lu mu leen dig bés bu faloo des ci ànd ak Maymouna Ndiaye ak it Mohamed Dieng bokk nañu ci nemmeeku bi. ci jamono bi ñoñom di wane seen bopp ci ay meeting Diop si njiital coalition joxante loxo jàmm gën ay doxantu seeti ambulant yi mu ne lii du neen. fii ñu wax tey Petersen maa leen fi dugal. ci mbedd mi lañ nekkoon man maa leen dugal ci Petersen bi fii mécaniciens yi garage yi maa leen dugal ci biir site yi donc fii yàgg naa dugg ci affaire maire yàgg naa ko liggéey kon fii lu bari xam naa ko fi ñoom boo gisee ñu nangu ànd ak man xam nañ ma moo tax xam nañ sama jikko xam nañ naka laay fonctionner xam nañ lan laay def loolu moo tax ñoom ñun d'accord ànd ak man di dox ci naaj bu tàng bi. jaaykat yi ci seen wàll wax li leen yitteel. ñun daal jaar nañ pour ñu wax leen ci affaire ndox mu salte mi ak suñu gars yi jaay fi ñu di leen sonal quoi di leen déplacer. ñu leen di wax pour ñu jàppale leen pour ñu mën noo jàppale ñu mën a liggéey fii ndax affaire bi xet bi dafa fort quoi dañuy toog fi affaire bi du ñu déranger am na fi depuis 15 jours parce que wala 20 jours am na ko fii. moom Diop si tontu leen ne dina indi lu yees. ñoom dañu leen war encadrer bu ñu encadrer maire bi am na xaalis bu doy bu leen mën a dimbali parce que maire bi loolu lay jëriñ parce que bu leen dimbalee ñu liggéey xaalis maire bi gën a yokk tamit bu dee éducation. dañu ne benn élève fii dootul jàngati école lycée wala primaire wala secondaire wala universitaire di fay maire bi mooy jël en charge l'ensemble des totalités de la scolarité de tous les élèves de Dakar Plateau. la santé c'est la même chose am na actuellement une partie de la population rek nañ jël en santé mais dama ne jaaduwul ñëpp ay citoyens lañu ñun ñëpp ci biir kii bi lañ bokk booy jël santé tu prends pour tout le monde bu ko defee ñu xam ne ñëpp nga jël mais doo jël santé wu ñi ma faralul du ma la jël en compte. loolu yëpp am na fi. njiital joxante loxo jàmm gën ay nag askan wi mu nemmeeku si tertu nañ ko muy lu mu rafetlu xalaat ni lii ñëw dina mel nii. ok mooy yëngu-yënguy tête de liste bu coalition joxante loxo jàmm gën ay mu di Diop si tey ji xëy nemeeku ji marchand ambulant yi dem ne ca fi nga xam ne moo di Petersen ki jiite liste Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Grand Yoff di Aminata Touré moom tey ji ab caravane la gonte 17h juróomi waxtu ca la koy door waaye naka démb nag moom Aminata Touré moomee ma nga woon ci Scat Urbam fa la ubbee ab meeting ca meeting bi sax xam ne doj yoo xam ne yëkkati na ko fa joor ko ki nga xam ne moo di Khalifa Sall ne ca wax ja Khalifa Sall ak li mu ne Grand Yoff mëne su ko dab waat dañu ko kon war a jëlee foofee def ko feneen Aminata Touré nee na àndu ci leneen loolu it am na ci démb meeting am moom Aminata Touré moo di dog-dogu courant bu ñu fa nemmee ko des ci ànd ak Alioune Kane ak Mar Dieng. wàllu cet wàllu caada ak wàllu wér-gu-yaram Aminata Touré mébét na sukkali Grand Yoff ci yile fànn Khalifa Sall nag ne woon na Grand Yoff soppi ko luy jafe la tuxal ko rek moo fi sës Aminata Touré daal di tontu. Grand Yoff gëm nañ ne mun nañ ko defar am na ñu ne doxal Grand Yoff a gën a yomb defar ko déedéet gëmuñu loolu defe nañ ne mboot mën a toog fii ci commune bi liggéey ak ndaw ñi liggéey ak association femmes yi liggéey ak gouvernement bi aussi parce que am na solo mairie bi aussi liggéey main dans la main ak gouvernement bi
parce que gouvernement bi am na ci loo xam ne li mooy wàllam ci wàllu assainissement par exemple. donc bëgg nañ aussi am lycée parce que amaguñu lycée fii ci commune bi te pourtant 420 000 personnes ñoo fi yeewoo bëgg nañ aussi am assurance maladie municipale ba képp ku yeewoo Grand Yoff boo soxlaa gis docteur nga mën caa dem. ci seen i gëm-gëm nag militant yi Aminata Touré yi jàpp nañ ne mairie bu Grand Yoff ci seen loxo rek lay mujj. yàlla moom mooy dogal mais am nañ fi yaakaar bu ñu xool li ñu ñuy wax ak li ñu kontaan ak ñu si àndee ak mbooloo bi nekk si ànd ak ñun am nañ fi wax yaakaar. jigéeni gox bi nag teewoon nañ ci ndaje moomule ànd ak njort bu wér ne seeni aajo dina faju su Aminata Touré faloo ci mairie bi. commencé na ko jëfee doxe na ko depuis bi mu taxee ba léegi gis nañu programme am doy nañu am nañ si confiance bu baax ndax yaay la épouse la jabar la xam na lan mooy jigéen donc am nañ kóolute gu maximum vraiment kontaan nañ bu baax si moom. xew-xew bu bette nag di ab coupure courant laata sax Aminata Touré di jàkkaarloog militant yi daanaka ay simili dong la wax ngir àddu ci lu jëm ci wàllu ñàkkum kaaraange ci gox bi li. On veut des contrats de sécurité avec les ASC. Cissé Wane moom mooy njiital coalition Benno Aar Yoff moom it visite de proximité di nemmeeku yoo xam ne da koy yemale ci gox yi loolee kon la amal ci diwaanu Yoff yéene moo di mboolem quartier nekk ci commune bu Yoff ca na ma ko waxee mu daal di koy matal taxaw askan wi ci seen i bëgg-bëgg bokk na ci taxaw leen ci wàllu paj mi taxaw leen ci wàllu lumière taxaw leen it ci li nga xamante ne ji moo di wàllu napp gi nekku na Yoff ne dëkkub Lébu moom soxna si ne loolee bés bu ñu ko falee dana ci taxaw des yànd ak Nafissatou Silla ak Younous Diatta. Docteur Moustapha Ndir Biram Ñing Kati Cissé Wane fare ci coalition Benno Aar Yoff li leen gën a yitteel jamono ji mooy jël mairie bu Yoff. boo gisee ma sawar ànd ak ñoom c'est parce que dañu doon ñoo xam ne seen jëf dafa jiitu mbirum élection ak mbirum politique waa Yoff xam leen ci ni ñuy taxawoo askan bi te ma am yaakaar ne koo xam ne kii sa taxawaay noonu nga ko tabaxee bu fekkee ne dem nga ba ñu jox la ndombal tànk di nga gën a taxaw. Yoff nag gën nañ ko xam ndax village traditionnel am waaye tamit mu am ay koñ yu bëri yu ko wër mu bëri loolu ay jafe-jafe mission coalition boobee nag mooy def lépp ba teggi askan wa coono yooyu. mu doon ay problème mu santé doon problème mu ndox par exemple Nord Foire bii ñu taxaw nii tey problème mu ndox daf fi tar problème mu éclairage public. problème mu sécurité dafa am problème mu désensablement parce que gis ngeen koñ yëpp suuf la lu mel ne que quai de pêche wax nga ko loolu ay ça fait des années ñoom ñu ngi koy joytu mënuñu fexe ba am quai de pêche. visite de proximité nag maanaam dem ca askan wa wax ak ñoom pexe boobee la coalition bi daal di jël ngir ay leader am nag loolu mooy li ëpp solo. élection proximité man gaw ma ne ay càgginu folklore la meeting ku ne wane sa doole xam nga meeting tey dafa yomb mën nga jël ay car uti ay nit ku ne nga jox ko 1000 francs wala 2000 solal ko mbubu mu ne ko ñëwal bu ko defee ñu wane la télé ñu naan kii moo bari doole mais est-ce que ñooñu ñëpp ku si nekk yore na carte électeur est-ce que dina la voter ji parce que ñëpp xam nañu même léegi dañuy louer ay nit donc man dama am yaakaar ne bu ñu nee élection locale dañu war a dugg ci biir kër yi waxtaan ak population bi ku ci nekk nga laaj ko lan mooy mbébétam. Yoff bokk na ci commune yi gën a mag fii ci Ndakaaru mu nekk enjeu nag ci fànn yëpp mu doon commune boo xamante ne tamit Abdoulaye Diouf Sarr bu coalition Benno Bokk Yaakaar teg na ci bëtam. tatu si la jaajëf wutali commune bu Dalifort commune la boo xamante ne ji kay dooni maire am na soxla ndax la mu ñàkk bari na bokk na ci wàllu canalisation ba doxul ñàkkum kaaraange gi des ko fa nemmee ko boole ceekit barab la bu jege banlieue bi waaye askan wa lott nañu lool des ci ànd ci reportage boo xam ne Fatou Bintou Konté ànd na ak Younous Diatta defal ñu ko fa. commune d'arrondissement bu Dalifort ay jafe-jafe yu bëri lay jànkonteel ay jafe-jafe yooyu nag mën nañ ci jàpp li nga xam ne moom mooy mbënd gi ñàkk tali gu baax ak tamit canalisation boo xam ne amul ca dëkk ba. day ne Dalifort mu am benn terrain te terrain bi at yi yëpp football luñ ci xam nga loolu moom jafe-jafe ñu dëkk bi la man ci école yi. benn école la ñu am fii si Dalifort waa Daaru Salaam amuñu école te si Dalifort la bokk fu ñu tuur ndox amuñu fu ñu tuur ndox mbedd yi dafa salte ndax fii la ñuy suñu mbedd yi la ñuy tuuree ndox te suñu xale yi ci fii la ñuy foox ak taw bi bu ñëwee dañuy sonn torop ndax ndox mi day taa fu ne. te bi ñuy jànkonteel de 1 de 2 xale yi ñàkk liggéey te loolu lu ñu soxal la te xale yi bu ñu liggéeyul sécurité dootul am. dënd ca mairie ba ñoom ñu ci bëri ñoom xam nañ leen. Souleymane Fall. Kansu Bali Ndiaye Idrissa Diallo ak Mbaalo. waaw bari na de Souley Fall. askanu Dalifort nag ñoom bu ñu sañoon moom moo fas yéene yor bopp mairie ba mu jàppale leen rek jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel mu dindil leen ko ba mu set wicc.
bëgg nañ daal képp ku toog Dalifort maire de Dalifort ku mënta doon nañu defaraatal dëkk bi ak suñu koñ bi day taax mbind bi daf ñu sonnal torop ndox bi bu ñëwee suñu doom yi xam nga day métti daal si ñun. soppi Dalifort carrément si naka mu am police am sapeur pompier ndax yàlla tere tux tey lakk bu amee dañu xaar sapeur ba xale ñu defal ñu poste police biis yi di daw ci biir Dalifort ndax Dalifort dafa rëy te boo naree dem ba ci Dalifort ba ci kaw da ngay dox ba sonn amul benn oto buy dem ba foofu. jóge foofee nga xam ne moo di ci commune bu Dalifort dem ci beneen commune mu di Hann Bel-Air foofee commune d'arrondissement la boo xamante ne ji askan wi ñoo ngi ci jaaxle la leen sonal bokk na ci dog-dogi courant la leen sonal bokk na ci diwaan bàkk na mu làqo wàllu mbënd mi ba tax na ki nga xam ne moom mooy dagaan seen baat foofee ki bëgg a doon maire ñi ngi koy séntu ci bis bu falo mu taxaw leen ci seen ay jafe-jafe dañu ci ànd ak Maymouna Ndiaye ak Mar Dieng. xëccoo maire bi xam naa leen ku mel ni Fatou Diouf di député bëgg na maire bi ku mel ni Jo Sarr bëgg na maire bi le maire sortant bëgg na ko. dara réeru ko ci liste yi ne yaraax wante ba léegi benn candidat dalagul xelam. xam na daal candidat yi bari na mais ku ci nekk daal li nga nuy wax du dëgg ku bëgg dara nag da nga wax dara mais nag ku ci nekk da ngay wax sa bëgg-bëgg digee wax boo faloo yow ak say nit rek yéenay ànd. béréb bu ruqee dëkkuwaay yu xat coupure courant yu bari. ñi féete commune d'arrondissement bu Hann Bel-Air di dund ay jafe-jafe yu tar. fii dañu am ay problème maanaam tey jii courant bi doxul normal te et puis tamit maanaam dëkk bi laaj na lu bëri dëgg yaraax boo ko jëlee faa nga defaraat ko. maa ngi jógee fii Feeraay laa jógee te defar benn climatiseur fii si oto bi fii nii si kanam nii mais parce que am naa fi une rétention bi mu ñëw wiiri sax am na une rétention bi tamit. population bi xat na benn xat boo xam ne bii lu sonnal nañu beneen problème bee tamit. dëkk bi bu taawee bu nawet bi jotee ay difficulté rek lu ñuy dëkk ndax amuñu ay canalisation yu jëm géej. bu ñu doxantoo tuuti mbedd mi rek mooy lay yóbbu bee bu Hann fii nag nappkat yi ak jaaykatu jën yi artu nañu maire bi fi nar a toog. du autorité du maire du kenn koo xam ne moo lay jàppale na leen ci dara. gaal gu teer day dagg ticket 1000 francs te ñi nekk si kaw di fi liggéey bu leen neexee ñu bale bu leen neexee duñu bale mais loolu responsabilité mairie la. ñun ñooy fale ñooy folle dégg nga képp ku fi mënti toog bu dee monsieur le maire moo fiy toogaat ak même bu fi jógee tamit keneen ku fi mënti toog ñu ngi lay sarax ngir yàlla ak yonent bi nga beleel ñu tefes gi ba mu set. yaa ngi dégg fii salte na salte ga nga xam ne ñun bu ñuy jaay jën sax yi day yéeg suñu tànk. kon bokk bëgg-bëggu ñuy yeewoo Hann bari na ñuy sàkku beneen nekkin. mais mun a jaay jaajëf ñeneen ñoo xamante ne ji bi campagne bi dooree ba léegi ñoo ngi cee jafe-jafe moo di taskatu xabaar yi la leen sonal bokk na ci ñi soobu ci boobu les campagne fas yéene kon bëgg a doon maire seeni programme taskatu xabaar yi mënuñu ko amee ba xam kenn ku nekk la ngay def ak kañ nga koy def beneen jafe-jafe boo xam ne am nañ koy ñoom taskatu xabaar yi moo di liste yu bari candidat yu bari yi loolee indi nay gàllankoor ci seen ay liggéey ñoo andi ceeki Ibrahima Camara ak Modou Diop. kër tas xibaar yi soobu bu baax ci campagne électorale bi ñeel gox-goxaat yi bariwaay liste yi ak programme yi war a tax ñu xam fu ku ne di amale yëngu-yëngoom di lu lëj lool. parce que itam affaire amoo ci agenda amoo ci calendrier amoo ci programme bu la leer ne kii lii lay def wala fee la jëm da ngay toog rek ba ñu wala ne la gaaw leen ñëw ñu ngi fii sur place te fekk itam am na keneen koo xamante ci moment boobu aussi mu nga feneen donc ça veut dire que affaire yi dafa démarrer rek commencé métti compliqué. dañ ne mbir mi tamit dafa nekk loo xamante ne bari nañu. ku nekk bëgg a wane sa bopp li si am moom mooy ne sénégalais yi ñoom ñooy apprécier ñàkkul ne plus ñu dem plus muy gën a intéressant koppar bi ci kër tas kaayu xibaar yi nar a dugal yi tamit di lu leen koy jaral lool donte day takku. parce que aussi xam nga élection locale affaire proximité la affaire koñ la donc ça veut dire que dafa yaatoo yaatu goo xamante ne pour nga mën a satisfaire ñëpp sax problème lay nekk te itam yow du yow yaay def le tri du yow yaay def sélection bi kon déjà dafa commencé métti ci ñun te heureusement sax bi ñu jàllee parti yooyu nga xam ne ñoom ñëpp ku ci nekk liste aussi il faut nga bootu ci parti pour bokk parce que bu ko nekkuloon matériellement mënuñ organiser élection bi mais matériellement aussi couvrir ko déjà ça pose problème. élection locale di affaire koñ mel ni nawetaan. lu xam nga ne lu élection locale dafa nekk élection yoo xamante ne proximité la nit yi dañuy tàmm di dem di waxtaan seen biir parce que xamante nañu parce que tamit ñoom seen wàllu bopp du doon lu bees
te seen liñ naan neex na parce que jongante bi dafay gën a wane xamante bi intérêt bi ak enjeu yi si wàllu boobu. yenn taskatu xibaar yi di ñaax yenn leader yi ak way politique yi ñu xoolaat seen doxalin ci wàllu communication maanaam jokkalante bi bu baax. Ibrahima Camara jaajëf El Hadj Assane moo ngi noonu mu di xibaar yi ñu jagleeloon campagne électorale campagne locale 2014. ñu ngi lay gërëm di la jaajëfal Mouhamed yaa ngi laaj Yoff ndax fa nga dëkkee de laaj Yoff mais maa ngi ci sa liste yow. jërëjëf Mouhamed Ndiaye la woon ak ñun mbokk yi ci wàllu campagne locale 2014 ci kanam tuuti actualité bi. xibaar yi bokk na ci baccalauréat technique ndorteel li altine tey jëlee ci mbooloom centre examen yu Sénégal ngoone. diggante kon candidat ya nekkee ci série S G terminal 1 ak 2 ñoom ñooñee tàmbali nañu yëf yi ñu ngi toll ci ñeenti junni ak téeméer ak juróom-benn fukk juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci candidat ci réew mi yëpp ñu dem nag ca fii ci Maurice Delafosse foofee lycée ba fekk nañ fa juróom-benni téeméer ak benn ci candidat mu di examen boo xamante ni am na lu ko wutalee ak yeneen Aminata Mbaré Sow Modou Diop ci caméra bi. ndongo yi def baccalauréat technique soobu nañ tey ci épreuve yi lii nag jiitu baccalauréat général ñu gis ne am na uute lool entre ñaari examen yooyu le li ñu xaw a uutale mooy matière yi nga xam ne moom la ñuy ci ñuy tàggat gone yi maanaam mbiram comptabilité nga xam ne moo ci gën a am solo mbiram économie ak mathématique loolu nga xam ne nii il faut nga am benn assise bi ci li nga xam ne nii mooy waaru science pour nga ci mën a génn néanmoins aussi nekkul ne loolu rek la ñuy jàngale. war na mun a am également que ñuy jàngale maanaam français ay anglais histoire géo lépp noonu. enseignement technique boo ko seetloo aussi ñoom seen njàng boo ko seetloo 8 heures lay doon ba 18 heures tous les jours xam nga kon loolu xëy na ñoom ñooy njëkk a jeexal programme. ci lycée technique de commerce Maurice Delafosse lu toll ci juróom benn téeméer ak lu teg ay candidat ñoo fa doon def seen examen ñu répartir leen ci ñaari jury ci bés bu njëkk bi def nañu économie générale ak philosophie. ñun bac commerce rek la ñuy def mooy G donc biñ commencé ci soo ba léegi wax dëgg yàlla lépp mu ngi jaar niñ ko foogee woon. ak baccalauréat technique ndongo li mën na def lu bëre. ñi am bac G maanaam ñoom la ñuy gën a ubbil buntu parce que ñoom lu ñuy jàng dafa jëm ci wàllu gestion te bu ne administration état gestion la tax ñuy wax et buñ ko defee ñoom ñi nga xam am nañu bac war nañu mën a am caabi boo xam ne nii dañuy ubbil n'importe quelle porte donc ñoom seen champ de choix ci lay gën a ubbeeku. fii ci Sénégal ñeenti junni ak lu teg ay candidat ñu soobu ci baccalauréat technique ñoom nag am nañu semaine lëmm ngir amal seen examen yooyu le résultat yu njëkk yi nag ñu ngi koy xaar fii ak semaine bi di ñëw. ñu waxtaanee dem ak dikk beeg poste pesage bu Diamniadio noppi nag lay jox nañ ko seen i borom maanaam li ko tax a jóg mooy fexe ba borom camion yi di wàccoo ak poids bi war ci tali bi ñoom sax rafetlu nañu ko ndax xam nañ danger bi ci wàllu surcharge Faty Dieng Modou Diop. Bara Seck dawalkat la bu yàgg ci liggéey bi lu ëpp fukki at a ngi nii muy dawal camion tey ji nag ñu fekk ko ci yoonu Mboro bi mu paan moom dawalkat bi xam na ne surcharge mën naa indi ay gàllankoor ci yoon wi. bagage bu diis bi moom am na risque quoi c'est parce que bu diisee risque bi mooy bu fekkee yow monté nga pneu yoo xam normalul nga teg bagage bu diis mën ngaa dem ba si yàlla bi am problème. bu surcharge bi baaxul si tali bi moom. lan la koy def baaxul da koy yàq bu fekkee surtout ma tali bu bees nii da koy yàq quoi. boo dem tali da nga dem yàgg gis tali nuux ay kasis yoo xam ne tali da ngay def kasis yoo xam ne yëpp poids bi moo koy def poids bi mooy wàcc si tali bi. ngir teg ay daan dawalkat yi liggéey ci anam yu dëppoowul ak yoon taxawal nañu ab centre boo xam ne oto bu mag bu fa gaare daañu peese charge bi nga yeb. mooy bu ñu yebee 35 tonnes de presque oto bi du am dara ak transport bi quoi oto ñuy def kii 40 tonnes quoi waaw. nga xam naa bu ñu ci mënee jàppale daal bu ñu ci mënee jàppale ba mu oyof rek dina baax daal. bu fekkee ne it jàpp nañ ne taxi yi ci gàll dafa ëpp ba jéggi dayoo xam nañ ne loolee ngir liggéey bu baax moo ko waral. yenn saa yi moom nga dem fu mu métti trop bu jàkkoonteeg kii yoo xam ne nii moom day métti ndax yenn saa yi da nga yeb poids boo xam ne ni li ngay fay poids boobu ci lay mooy gën a moins cher ci liggéey après boo jamaatee li ngay fayaat ndax mën nga yeb 30 tonnes dem fay plus de 20 000 25 000 nga yeb fii ay 15 tonnes
dem fay ay 40 000 50 000. centre bi peese charge woto yu mag yi caabi yi jébbal nañu ko liggéeykat yi tey ji ci suba ngir wàññi yàqu-yàqu yi ci tali bi dawalkat yi ñi ngi woo seeni moroom ñu ànd ak dal te liggéey bu dëppoo ak yoon. ñu waxtaanee ngoone wàllu njàng mi rawatina ci tout tànk yeeg UNICEF gi ci bëgg a jóg teg xayma ngir rek lu koy gënal ma même jàng. tout tànk yooyu ñu yemale ko ci ñi ci jardin yi foofee kon la ñu war a xayma njàng ma na mu fa tëddee évaluer ko xool la ca gàkk ak fa ñu war a gën a taxaw UNICEF moom nag moom moo ci dugal loxoom lëkkaloo ci ak ministère bi yor wàllug njàng mi yamal nañu ci benn lël présenté fa bilan compétence ci gone yooyu nañ ko gën a gëstu Aïssatou Paye Fall Mohamed Dieng ñii lañu fa yebaloon noonu. jóg saytu jàngu xale yi ak anam yi ñu leen di tàggatee ca kër ga mbaa ca école ba moo waral ministère de l'éducation nationale lëkkaloo ak UNICEF ngir xool naka la ñuy def ba jàngu tuut tànk yi gën a jaar yoon. lu mooy boo xoolee préscolaire bëri na ay écoles ya nga xam ne ay école préscolaire lañu am na ay école case des tout petits am na ay école maternelle publique école maternelle privée école yooyu yëpp. école bu ci nekk dafa am nu muy préparer xale bi pour mu dem élémentaire man fa réussir solo étude bi nag mooy école yooyu yëpp ñu xool ñoom li ñuy jox xale bi est-ce que na nekk na la nga xam ne dafa méngoog ci au niveau international li ñuy xaar ci préscolaire. bu ñu xoolee xale yi ba noppi ñu gëstu enseignants yi. bu dee am na ay jafe-jafe dinañu xool parce que jafe-jafe yooyu mën na bañ a nekk rek ci curriculum bi ñuy jàngale mais mën na nekk aussi. xëy na ci ni ñuy jàngalee comme mën na nekk aussi xëy na ci niveau de formation jàngalekat yi loolu yëpp mënu ma wax ne loolu yëpp dana ci feeñ mais mën nañ ko yaakaar. ginnaaw ku jóg tijji ab daara. mooy en fait comme dañu bëgg a gën a njàng mi gën ko yokk mu gën a yaatu ñëpp mën ci jot il faut ñu libéraliser mais libéralisation boobu nag mënul nekk anarchie parce que inspection yaa ngi ci. ñu ngi fi seen liggéey mooy képp ku bëgg a ubbi école en tout cas ci wàllu préscolaire ci ñoom nga war a jaar ñu wax la procédure. ab l'enquête nag bu ñu nar a tàmbali ci weeru novembre bu loolu yëpp fegee ba ñu génnee jafe-jafe wu jàng tuut tànk yi ministère de l'éducation nationale mën a tëral ay jumtukaay yu doy ba tuut tànk yi seen jàng gën a baax. mondial bi la ñuy dooree tàggat yaram mbokk yi ak Iran naka noonu réew ma Nigéria ñu ngi fa ci ay minutes ak léegi kenn dugalagul sa morom nag 0-0 Mame Fatou Ndoye kenn ci ndawal groupe Futurs Médias ca Brésil daje ak ñenn ci ñi nga xamante ni ñooy ay supporters yu réewam Nigéria am nañu nag kóolute ci seen équipe ak ndam lu ñu mën a jëlee ci boobu match Mame Fatou Ndoye moo xam na. I just came into Rio de Janeiro 3 days ago. maa ngi fii ci Rio ñetti fan a ngi nii te dama ñëw supporter sama équipe yaakaar naa ne Nigéria am na équipe bu baax ba sax war nañ mën a def coupe du monde dem ba demi-finale. For semi-final and then I see Nigeria really being impressed in Africa. Because what the coach did is actually to pick up the teams like. coach bi li mu war a def rek mooy teg équipe bu baax nga xool ñi gën a nekk en forme ci jamono ji mu dugal leen bu boobaa rek mën nañu am ay résultats yu baax. It's about winning for the cup, the country, yeah, that's it, yeah. And we're here to pick up the cup for Africa. Afrique nag jot na mu def coupe du monde bu baax te yaakaar naa ni Nigéria ak Côte d'Ivoire war nañ mën a dem ba demi-finale wala sax dem ba finale bu boobaa rek Nigéria door ko ñaari bal ci dara. résultat ak yenn ci programme altine tey ji ba tey ñeel mondial bi ngoone lu soxal mbir mi Allemagne moom jàpp nañu ni door na Portugal ñeent ci dara kon la ñu mujjee sànq wax nga Nigéria Iran ñi ngi ci foofee kon 0-0 fa la toll bu fukki waxtu jotee Ghana moom dana am États-Unis ba tey ci wàllu football waaye bu ñu dellu see fii kon ci Ndakaaru AS Jaraaf moom nekkatul leader ci Ligue 1 bi gannaaw 25e journée ndax dafa daanu ci kanamu Port ñetti but ci benn ñaari
entraîneurs yi ku ne wax nga kon noo ko gisee kii di Abdoulaye Sarr ma doon tàggat Jaraaf moom dafa jàpp ni ay titulaire am ñu bari teewuñu noonee kon la gisee performance ñàkk performance ci goneem yooyu ñu teewlu ko moom ak Malif Darf ci micro Cheikh Sadibou Diarra. tey defe naa ne Jaraaf bi ñu gis du Jaraaf bi ñu tàmmoon gis ndax bu ngeen gisee équipe bi ñu indi tey am na si ñoo xam ne ñëwuñu te si footballkat yi gën a xarañ ci équipe bi la. mënoon nañu gagner match bi parce que ñoo jëkk a dugal n'est-ce pas ñoo jëkk a dugal mais defe naa bi ñële dugalee ci la équipe bi taxawaay bi xaw a yàqu mais terewul football nañ ko li nga xam ne am na tey neexuñu mais du tere sport la ñu ne lu ne dina ci xew nañ continuer. ndaxte Jaraaf moo ñu gagné woon aller bi te ñu nit ñu gagné ko retour bi tey ne woon nañu moo ñu wàccee woon ci kaw ñu nit wàccee nañ ko ci kaw loolu moo mbégte bi jeex na ñu nit ñu géem a góorgóorlu suñu objectif mooy bokk ci kaw tableau bi tey ñu ngi ci yoon bi donc loolu mooy tax parce que ñun joué ñu pour kenn suñu bopp la ñuy joué ndaxte bu ñu gagné wul woon duñ jàll il fallait ñu gagné pour bokk ci podium bi moo tax. ci wàllu waaj kon fii la ñuy yem ci xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay gërëm Ngoné di ziar ñëpp ñu àndoon ak ñun ci xibaaru ngoon seeg télévision Futurs Médias jeexale jotaay gi xibaar bu tiis bi di nelawuk maître Moustapha Diop avocat la woon ñu considéré ko ne doyen barreau bu Sénégal moom ngeen di gis ni ci nataal bi Souleymane Ndéné Ndiaye seq ko ak maître Mbaye Jacques Ndiaye moom maître Moustapha Diop ci digg bi génn na àddina bokk na ci dossier yi am solo nag yu mu défendre ba file ga ci mujj ñeel soxna Aïda Ndiong mi ne ci kaso bi décembre 2013 ak léegi ci turu groupe Futurs Médias ñu ngi koy jaale njabootam di ko jaale mbooloom barreau ak justice bu Sénégal maître Moustapha Diop di ñaan suñu borom subhanahu wa taala xare kal jana 20h Sara ak Leya ànd ceeg Fatima ngir campagne bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal fanaanu jàmm.